mbokku internetu Sénégo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Sénégo TV wala senego.com fu waay nekk ci Sénégal ñu ngi leen nuyu en Europe Asie Océanie Amérique fu waay nekk rek Afrique tamit ziar nañ leen bu baax tey dañu ñëw ci salle Serena lañu nekk Serena mi ngi nekk en face CICES fii lañ ñëw fekk fi coach Mohamed nekk sama gauche muy coach Tapha Tine coach boo xam ni am na expérience c'est un professionnel te salle bi salle professionnalisme la di ngeen gis ci kanam tuuti entraînement yi ak coach bi nga xam ni mooy liggéey ak Tapha Tine depuis un certain moment kon le grand champion le Géant du Baol moom lañ ñëw seet si gëj na génn gëj na def interview yoo xam ne dafay ànd ak musculation wane boppam mais fii ñuy waxtaanee dafa am loo xam ne lu am solo lu ñu war a waxtaanee Tapha Tine le grand champion Baol Baol tund Baol bi ñoom ñëpp dañuy am fierté ci Tapha Tine ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi seetaan ci Sénégal. waaw jërëjëf Pape Maguette maa ngi lay nuyu di nuyu sa cameraman di nuyu suñu tonton bi di nuyu coach Mohamed di ko wax jërëjëf. di nuyu waa salle bi yëpp waa Serena ñi fi entraîné ak coach yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu. ak borom gym bi aussi maa ngi koy nuyu di nuyu samay mbokk. di nuyu fans yi di nuyu Baol Baol yëpp parce que yaakaar naa actuellement ñoom ñëpp a ngi ci ginnaaw Tapha Tine te temps yi boo gisee ni ñuy communiquer rek maanaam loolu feeñ na daal te affaire yi il est temps mu dellu Baol parce que depuis 1960 ba léegi boo xoolee stade yi Baol Baol yi ñoo koy fees kon lamb ji suñu yëf la moo xam Tapha Tine wala boy yi wala frère am yi nañ leen jàppale ñoom ñëpp accompagner leen ñu jël roi bi yóbbu ko Baol bu loolu weesoo nag maa ngi nuyu Thioune suma tonton la suma frère la mën naa ne suma papa la hélas ak papa Thioune ak seen famille yëpp maa ngi leen di nuyu ñoo nekk ci ginnaaw Tapha Tine di ko dooleel di nuyu suma waa écrit suma boy littér yi ak champion Baol yi yëpp maanaam champion Baol yi boo tuddee Salloo suñu grand rek lépp mot na maanaam coach si boo tuddee Mbaye Ndewaan ñoom Fallou Ngom xam nga lépp mot na kon maa ngi leen di nuyu champion Baol yëpp nag du ma lim kenn parce que sumay frère la ñu te macha allah yal na leen yàlla doli ay ndam yu bëree bëri waaw di la nuyu bu baax Pa Maguette di la déglu ñu dem ci question yi. jaajëf di ko nuyu di nuyu tamit waa tund Baol gi yëpp ñun miin nañ foofu Réfane réew maaw ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu tund gi yëpp parce que bëri na ay champion yoo xamante ni tey ñu ngi ci arène bi dama leen xam ci ma leen xamee mooy foofu laa leen xamee biir Réfane ak réew maaw boobu ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ak fu Baol Baol nekk rek ñu ngi leen di ziar alors tey ñu fekk la ci salle boo xamante ni pour ñu dugg tuuti rek ci sujet bi ñu war a waxtaan lu bëri am na lu nekk sa kanam Tapha Tine gëj nañ ko dégg Tapha Tine def année blanche ci saison bi li ko waral loolu yëpp di leen ci waxtaan alors mu mel ni ki ñëw nga beneen salle boo xam ne yaa ngi fi entraîné am beneen coach boo xam ne gis nañu mi ngi lay accompagner lan moo waral choix boobu Serena ak coach Mohamed. waaw Pa Maguette xam nga loo gis lu ne rek daf ko am lu ko waral quoi d'abord Mohamed moom dama koy sant bu baax a baax ak Thioune ak papa Thioune mi ma boole ak ñoom quoi franchement moom tam mu nekk grand bu neex a àndal wax dëgg yàlla mu nekk nit aussi xam nit xam athlète naka la ñu koy préparer parce que man xam naa ci dara boo xoolee sama combat passé 1er janvier 2018 poids bi ma indi dafa plus poids bi ma indi woon contre Bombardier xam nga bi ma bëree ba pare poids boobu di gën a yokku ma ne lii il faut mu jóge ci liggéey ko quoi bi ma gisee ak Mohamed mu ne ma yomb na respectel ma suur yi amul problème man tam ma respecté suur yi boobu ba léegi maanaam résultat laay gis comme ni ma ko expliqué bi may doog a commencé boo poids bi ni mu meloon bëri woon na trop mais yaakaar naa bi ma peesuwaatee semaine passée yaakaar naa 30 kilos yi daal dafa teg quoi résultat bi waaw macha allah. voilà ci foofu noonu dañuy wax ak coach Mohamed moom moo yor Tapha Tine ñu xool ñaata temps la def ak mbër mi ak lan la changé moom dégg ngeen mbër bi lu mu wax gis na changement ci boppam te boo leen gisee jëmm ji am na changement bu baax man biir bi moom laa seetlu ne rës na biir bi xaw ma fonde lay naan xaw ma ginaar xaw ma supp la xaw ma cere ji la mais daal Tapha moom franchement liggéey na bu baax a baax boo leen xoolee ci entraînement alors coach Moussa la ñuy waxtaanal xool lan la def ci champion muy Tapha Tine.
Mohamed gannaaw buñ la nuyoo ba pare bàyyi leen nga nuyoo ak Sénégal ak àdduna ñi seetaan mën nañu wax mbër bi ñaata temps nga ko yor. bon maa ngi leen di nuyu yéen waa téléspectateur Sénégal ngeen may ma tamit ma nuyu borom kër gi ak samay naataango ñoo xam ne ñoom laa bu bokkal liggéey bi. Tapha Tine yaakaar naa ni bu ñu commencé liggéey ba léegi war na mot 6 mois. 6 mois waaw je pense oui. fekkee ni juumuma ça fait entre 6 à 8 mois. bu ñu commencé liggéey ba léegi. entre 6 à 8 mois ban choix la def ñëw ci yow. voilà déjà moom ba mu doon ñëw dafa nekkoon en surpoids. parce que sincèrement su ma fàttaliku moom ba mu doon ñëw son poids ça tournait entre 170 kilos à 160 kilos. Donc déjà il fallait d'abord ñu liggéey sur une perte de poids progressive, mais pas une perte de poids boo xam ne dafa war a drastique, parce que comme champion la, comme ñoom seen liggéey dafay laaj souvent, même su fekkee da ngay wàññi poids bi dafa war a méngoo ak programme d'entraînement bi, mu waru jékki-jékki rek perdre rapidement poids. Donc ñun dañoo focaliser woon sur benn travail de 6 mois, benn liggéey boo xam ni c'était sur la période de 6 mois que wax naa ko ma ne ko il faut que perte poids bi chaque semaine warul passer au grand maximum 2 à 3 kilos, sans que nga def régime, nga topp sa lekk bi nga xaw ko wàññi lépp loo xam ne dafa xaw a niin, parce que sincèrement il était en surpoids et loolu dafa affecté endurance am. C'est-à-dire que dafa doon gaaw di sonn. Donc il fallait d'abord ma régler problème boobu. Donc je pense que fu mu toll nii yaakaar naa ni ñu ngi ci autour de 137 kilos. Donc franchement def na liggéey bu doy waar, liggéey bu métti parce que ñëpp xam nañ ni perte poids yombul. Donc c'était vraiment benn liggéey d'endurance boo xam ne c'était du au moins minimum dans la semaine bi nga doon ñëw 5 fois, donc du lundi au vendredi, des fois sax mën na ñëw samedi. Mais c'était benn liggéey boo xam ne saa su doon ñëw au moins on faisait au moins 2 heures. 2 heures de temps. 2 heures de temps. 2 heures de temps yoo xam ne ak benn programme bien défini quoi. Exactement. Exactement, parce que même su fekkee ni da nga bëgg liggéey ak nit ki perte de poids, da ngay sóoraale ne comme moom champion la, perte de poids ça pas dire que da ngay wàññi graisse, mais en même temps da nga war a yokk muscle bi. En même temps doole bi dafa war a nekk. mën nga perte poids ñàkk doole. mais moom travail physique quoi. Exactement. Donc moom il fallait déjà ngay sóoraale perte poids bi, mais en même temps muy amaale doole. parce que doole bi aussi c'était loolu moom, puisque ñoom loolu mooy si seen liggéey. Donc moom ñàkk doole bi moom il faut que tout le temps même su fekkee ni dafay am 1 heure de temps yoo xam ne c'est endurant, mais dafa am yeneen 1 heure yoo xam ne dañuy liggéey carrément tout ce qui est force bi quoi. voilà dégg ngeen coach Mohamed moom moo yor Tapha Tine temps bi nga xam ni def na ko ak moom, mais dañuy dellu siwaat ci moom léegi coach Mohamed. Alors mu def ak yow 6 mois 7 à 8 mois mu am lu mu changé si yow, wax nga ko moom tamit wax na ko muy Mohamed, kon ça veut dire que rëccu woo ko. dafa mel ni ki Tapha Tine am na benn yoon boo xam ni tracé na ko ci côté professionnalisme. bu fekkee ne dañuy dem bitim réew, dem nga États-Unis, tukki nga, dem nga ay dëkk, mu mel ni kii li nga doon wut foofu am nga ko fii quoi. waaw dëgg la Pape Maguette, bëri na ay dëkk yu ma voyagé pour entraîner ji. mais franchement boo demee poids rek nga fay jëlee. wax dëgg yàlla da ngay gën a jël poids rek di dem. te man dama gis ne bu dee entraîner dëgg musculation ñu topp tool am coach bu mel ni Mohamed. bu dee
demit defi musculation wala boxe rek pour man jarul quoi. te doo si fay xaalis bu bëri. voilà bu fekkee nag fayaase nag c'est bien baax na mën nga dem xam nga def say entraînement noppaluwaale récupérer def say business andi. baax na dafa quoi mel ni kii Tapha Tine dafa màgg ci côté professionnalisme parce que ay temps am na ñoo doon entraîner loolu nu ma ko wax am na ñu jóge Europe ñëw fii di la defar entraîner nga sax li jëm ci wàllu MMA loolu benn secret bu may wax la loolu man maa ko wax entraîner nga MMA ay weer te yaa ngi woon fii ci Sénégal dafa mel ni beneen étape professionnalisme nga ubbil sa bopp. waaw loolu beneen carrière la boo xam ne maa ngi koy travailler ba léegi maa ngi koy liggéey mais comme que dafa am benn affaire bu ma doon préparer Japon te xam nga yàlla deful mu sotti. da nga waroon dem compétir Japon quoi. après coach bi ma doon préparé. ale maa koy nuyu. mu dal di delluwaat France. amul problème lu waroon mais loolu am na lu mu la yokk quoi ci sa carrière. non bu baax. bu baax a baax parce que ba léegi am na ñu fi ne ñoo xam ne maa ngi liggéey ak ñoom des fois ma am temps it dem ci ñoom xam nga. ñu coach si ma ci affaire MMA parce que lu may liggéey la ba léegi te sport bu ma bëgg la. te bëgg naa mu nekk sama deuxième sport boo xam ne bëgg naa ko def. quoi mais Tapha est-ce que loolu du la indil problème. yaa ngi entraîné boxe. am nga coach bu bees boo xam ne yor na la ku la xool macha allah ci kaw ba si suuf. liggéey nga. soppeeku est-ce que loolu du la indil problème ba adversaire yi. pour nga am adversaire sax day métti non loolu bokkut loolu sport par rapport ak lamb ji. mais loolu da lay yokk xam-xam mais loolu est-ce que du dawloo adversaire yi. mais adduna boo fi nee te yi yokkoo xam-xam chaque jour c'est pas l'appel nga fii nekk. est-ce que loolu dawloo adversaire yi. non du def MMA Tapha Tine premièrement loxo yi kenn ñemewu nga yokk ci MMA boxe Mohamed yor la di la entraîner. am lu mu liggéey ci yow est-ce que loolu du la indil problème. adversaire yi dañuy bañ Tapha Tine moom léegi ku ne xam na ne day jàpp dem daan. xeex bu bëri bi moom xam nga ne loolu éliminé ko léegi damay bëri léegi da ngay jàpp ñëw mbapat waaw léegi amatul xeex jàpp ñëw daan comme que gars yi mooy loolu moom ma defal leen li ñu bëgg rek bëri ak ñoom mu mel ni kii beneen carrière boo xamante ni dafa ubbeeku ci mbër mi am na lu bëri loo xam ni soppi na ko muy si côté coach Mohamed koo xam ni expérience bi professionnalisme bi ak salle bi boo fi ñëwee macha allah yéen a ngi seetaan actuellement entraînement wu mbër gis ngeen li muy liggéey ci biir waxtaan bi yéen a ngi xool li muy liggéey li ma leen di wax yéen a ngi koy gis li Mohamed di wax yéen a ngi koy gis kon ça veut dire que am na benn carrière bu mu tracé boppam alors bu ñu ñëwee tey ci Tapha Tine def benn année blanche nan la lay def personnellement nga def année blanche lan la lay def en tant que athlète en tant que professionnel boo xam ni am na benn yoon boo tracé sa bopp. waaw loolu sant yàlla la xam nga nit boo nee ci àdduna rek. xam nga di dund jàmm maanaam. feebaroo dara dalu la loolu sant yàlla la. année blanche yaa du dara booy xool lutteurs yi ko def ren bari na du Tapha Tine kese moo ko def. def naa ko 2014 def naa ko ren. sant yàlla la quoi. te loolu ak suñu sport bay ànd. dafa ànd ak année blanche. des fois dañuy tollu moment yoo xam ne lamb ji day yëngatu toog moment yoo xam ne du yëngatu quoi. du yow rek yaa def année blanche. voilà bëri na fi Gouye Gui Ama Baldé ñeneen ak yeneen Gris Bordeaux. waaw bëri na ay Bombardier ñoom ñëpp def nañu année blanche. bëri na quoi suñu métier moo demee noonu quoi dañuy comprendre ne nii la war a demee na nii sant yàlla quoi. loolu moom anyway du dara. ñu delluwaat ci Mohamed ci wàllu liggéey bi nga xam ni mi ngi koy liggéey ak mbër ñu waxtaan ak moom duggaat ci beneen aspect boo xam ne lu am importance la. Sportif au niveau. da nga war a liggéey toutes les parties si yaram bi. mais souvent fii damay gis ay yenn mbër yi tànk yi suuf y a rien. su kaw day rëy wala biir bi ne fàcc. mais ak moom taayam. liggéey bi méttul woon trop. il fallait déjà ñu cibler yenn parties yoo xam ne foofu moo ëppoon gras ñu dindi ko. très rapidement. yenn parties yoo xam ne ñu dañuy yokk doole bi ñu kii ko. ñu yokk doole bi. donc yaakaar naa ne moom peut-être qu'il fera partie des lutteurs yoo xam ne. seen combat kenn du si gis biir. en fait moom on a beaucoup travaillé les abdos. sincèrement. loolu seetlu naa ko parce que bi muy liggéey yëpp maa ngi ko doon gis souplesse bi mu àndal. voilà gis naa tamit module bi ñu ko jox. parce que du début ba à la fin. loolu yëpp seetlu naa ko te li ma njëkk a xool ci moom physiquement biir bi toj na booy xool côté yi nii loolu yëpp toj na même ci ginnaaw parce que mbër am na moment boo xam ni boo fa tolloo sur plus de poids boo ko amee da ngay am biir mais da ngay dem ba sax da ngay am ginnaaw mais ginnaaw bi booy xool sax da nga ko toj quoi physiquement ci kaw ba ci suuf dafa maase. non voilà macha allah
bon c'est-à-dire que xam nga loolu yëpp dafa bokk ci programme endurance bi parce que nit ki il faut que nga mën a supporter ce poids da ngay gis ñoo xam ne dañuy diis boo xam ne même su fekkee ni dañoo bëgg a dox benn 10 mètres c'est tout un problème parce que mënuñu supporter le poids de leur corps donc Tafa c'était le premier problème mais problème boobu machallah fu mu toll nii féetoo na ginnaaw parce que réglé nañ ko fii nekk ñu ngi ci pratiquement beneen liggéey parce que perte na poids biir bi dem na donc def nañu vraiment un travail d'endurance boo xam ne c'est vraiment un travail très précis. Voilà. li may jeexale mooy ci côté professionnalisme ça veut dire que expertise bi nga xam ni moom la gars yi di wut en Europe France États-Unis ak feneen gars yi di dem di tëju foofu 3 mois 6 mois dafa mel ni ki kon li nga xam moom mooy liggéey bi gars yi di def foofu à l'extérieur Tapha Tine am na ko fii am na Sénégal kon ça veut dire que expertise bi mu ngi fii ci Sénégal. Bon dinaa si tontu à 50%. leneen di ma damay bàyyi moom mu tontu ko di gis mbokk ci. parce que man je pense que lu ngay ut si États-Unis France donc fu mu toll nii on est pratiquement sur le même niveau. parce que ñun tamit sunu borom kër daf ñuy jàppale si fànn boobu. daf ñuy jox ñuy dem di jàngi. wala mu indi fi ay nit yoo xam ne dañuy gën a yokk sunu xam-xam. parce que liggéey bu mëntu doon wala si tâtonner. ñun tous les jours. chaque jour chaque mois ba léegi ñu ngi si jàng bi. donc Tafa lu mu waroon dem uti fee ma laa ko indi fii te je pense que moom il est bien placé pour tontu ci quoi. liggéey bi am na solo yéen a ngi koy gis ci wàllu aspect bi nga xamante ni mooy endurance physique ak programme bi mu tegal mbër Tapha Tine le grand champion. alors mbër bu ñu xoolee entraînement yi ngay def ak moment yi nga jotal liggéey ak Mohamed métti na si yow wala méttiwul li nga daan liggéey ak li ngay liggéey lan moo ci am différence. non toujours damay wax Mohamed merci rek. parce que boo xoolee liggéey bi. li may xëy dem géej entraîné ji sax bariwul parce que dama ko doon def. di xëy di daw yi xam nga. sa bopp yaa yoroon sa bopp quoi très bien ba léegi poids bi mu ngi fi quoi. ma xool ne lii jëmul kanam après laa gisee ak sa waay xam nga mu ne ma du dara. oyofal ko quoi. xam nga semaine yu ñuy jëkk a liggéey dama ne non lii mënul dañ quoi xam na du dañ. mais sa waay di may yëkkatiloo ay poids yu oyof xam nga ñu ciy répété lu bëri mu metti nag. xam nga mais par la suite bi ma demee ay 15 jours 20 may gis résultat man tam ma accéléré quoi topp lu ma sa waay teg rek ma jël lu ma teg ma jël. boo macha allah quoi fii mu ne moom alhamdulilah. macha allah kon mu mel ni ki benn année bi nga xamante ni année bu mu def année blanche la mais mbër mi ngi ci liggéey. waaw mi ngi préparé wu parce que am na leneen lu nekk ci kanamam dafa mel ni ki sax bu ñu dee wax année blanche bi yow arrangé na la nga concentré wu ci sa bopp carrément. waaw mais xam nga boo xoolee itam ci ginnaaw dañ ma fi juñoon benn combat boo xam ne. yàlla def na taxawul quoi. période boobu maag sa waay ñu ngi ci doon liggéey. xam nga. comme que jot na ma ne ci état bu xam nga benn dynamique boo xam ne nii bëgguma yàq suma forme moo xam ne damay dem di noppaluwaat fallait que ma continuer sumay entraînement waaw parce que affaire yaa ngi suñu kanam daal. waxtaanee ci li nga xam moom mooy liggéey bi coach Mohamed di liggéey ak le grand champion di Tapha Tine alors dañuy wax ci sur les potentiels adversaires yaa ko yor yaa koy préparé sa xel dal na ci moom def na une année boo xam ne jël na temps am na mu liggéey nee na alhamdulilah sant na la gërëm na la gannaaw bi mu la santee gërëm la gis na li nga def ci moom loo xam ne dañ ko doon wut bitim réew mu am ko fii tey coach li ñuy coow mooy couronne royale bi nga xamante ni. tey mën nañ wax ne le champion bokk na ci VIP yi ñooñu dafa war a dugg ci ñoom ku ci mel ni kii le roi actuel du Modou Lo ku ci mel ni kii ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen di lim tey bu ma la doon wax yaa ko préparé yaa ko defar fan la jëm tey mbër bi. waaw parce que li nga ma laaj dafa am solo trop. te dinaa si sa war a tontu quoi. alors du ma jéem a junj borom xel yi. man je vais directement au but. parce que liggéey bu ñu liggéey
je pense que ñaar rek ñoo taxoon ñu def liggéey boobu. Je préfère dire leur nom carrément. Parce que ñoom ñoo tax surtout dafa ma yenn ko li genre liggéey yi mel noonu. mu tegoon programme. Exactement. Parce que ñun en fait comme sànq daf ko jotoon na wax tuuti. waroon nañu am benn combat boo xam ne je ne citerai pas le nom. kooku tout simplement c'était benn jaar rek la ñu waroon rectifier. mais ñun sunu objectif liggéey. ba ñu commencé liggéey ba léegi c'était 2 personnes. benn bi sunu borom feeñal na ko. muy ban muy Modou Lo. kooku dañ ko yàgg préparé. parce que boobu sax combat jànk la. combat boo xam ni Sénégal soxla nañ ko woon même sax bu nekkul woon roi des arènes. mais combat bu normal loon la. exactement voilà. Parce que ñoom ñaar ba léegi. combat jànk la jotuñoo laalante. alors ça tombe bien. mais surtout dafa nekkoon beneen combat boo xam ne. moom la waa Sénégal di laam bi mooy mu wax Balla Gaye. parce que boobu moom il faut que ñu leeral ko bu baax a baax. boobu tamit combat bu correct la bu normal la. fu mu nekk nii. Pape Alé c'est seulement les 2 combats là. moo tax ñuy wax. programme bi muy def nii. Balla Gaye wala Modou Lo. man tey sax su ma sañoon sax. suba mun nañ tëgg combat wu Balla Gaye parce que Modou Lo man je pense que d'accord moom moo am titre bi. bokkoon na ci feuille de route bi. mais Balla la ñu gënoon soxla. moo gën a nekk cible bi quoi. mais bien sûr moo gën a bokk ci programme mais loolu moo taxoon ñu koy liggéey ça fait 6 mois. donc tey dommage que saison bi tëj na. mais yàqul dara ci liggéey bi. dafa mel ni redistribution de carte dafay am ci diggante Tapha Tine Balla Gaye Modou Lo wala keneen koo xam ni beneen combat jànk Tapha Tine Eumeu Sène loolu tamit combat la mais dafa mel ni ki programme bi mu doon liggéey ci saison bi yëpp amoon na ñaari mbër yoo xam ne ay cible lañu kenn ki dafa am bor bu mu ko yoreel muy Balla Gaye. exactement c'est tout à fait normal. beneen bi mooy ki nga xam ni musul bëre ak moom di Modou Lo. c'est normal mu nekk roi mu bañ a nekk roi dañu war a dege. exactement effectivement donc ñun sincèrement. ñoom fu ñu toll nii soxla ñu beneen combat lu dul. ces 2 kii là. soxla ñu beneen combat. alors mbër bu ñu ñëwee ci coach li mu wax nii un travail bien défini am na benn programme boo leen teg ci wàllu liggéey ci aspect physique mais tamit programme boobu dafa mel ni ki mbër bi ak staffam muy waa Bawol ak mbër bi ak entraîneur am na fu ñu jëm muy ñaari combat yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy coow. te mën nañu wax ne c'est normal kenn ki dafa la yoreel bor di Balla Gaye keneen ki moo nekk actuel roi des arènes loolu lan nga ci wax xam naa ça sera difficile nga wax ci mais jël naa sa staff sa coach mu wax ci mais xam naa loolu tam war nga ci wax. waaw Pa Maguette comme ni nga ko waxee rek bul fàtte ne 2013 dama xëccoo titre roi des arènes ñàkk ko. contre Balla. moo koy nuyu parce que moom gentleman la. waaw champion la waaju baax la. waaw amel na ma bor nag na ma ko fayee. loolu bor bi dafa yàgg. yeah I like that long time 2013. 2013 mais ñor na. waaw xom la def ñor la def. bor la boo xam te li ma gën a jaaxal ak li ma gën a metti ak li gën a metti nit ñi combat yi dafay xew si ñetti nit parce que nit mënoo bëreeg moom 2013 mu dem ay 5 ans wala 8 ans ngeen war a dajewaat mais toujours rek ki nga dajeel daaw moom ngay dajalaatal déwén ki nga dajeel daaw moom ngay dajeel déwén nañ ñu dimbali te yàlla tax Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye Bombardier entre vous chaque année yéenay bëre yéenay weccoo roi des arènes bi mais y a d'autres champions même la jeunesse est là Ama Baldé Boy Niang Reug Reug ñeneen ak ñeneen Sa Thiès ñoom ñëpp war nañ leen tendre la perche yéen a ngi nekk si seen au sommet de votre carrière mais la jeunesse est là mais Tapha Tine c'est un champion boo xam ni dañ koy jéem a écarter mais il fait partie des VIP il fait partie des VIP yi nga xam ni war nañ mën a jongante le titre roi des arènes couronne royale mais entre vous même les promoteurs dañ see doyal même les autres dañ see doyal coach dafa am loo ci bëgg a wax même les autres dañ see doyal nañ ci loolu làmb ji si boppam dafa war a changer dafa war a continuer redistribution de carte mu mën a am coach tu partages mon idée. voilà c'est-à-dire que li ngay wax ni même ma sant tuuti c'est une benn idée bu may peut-être jox CNG boo xam ne boo na si mën a xalaat nu ñuy falee roi
du ma remettre en cause la couronne de Modou Lo parce que sincèrement c'est un champion mérité woon nañ ko franchement que j'admire beaucoup. mais war na am beneen programme bu ñuy teg pour couronne royale. man li ma xalaatoon peut-être ñu gëstu si CNG dem liggéey ak promoteurs yi c'est-à-dire lan dañuy choisir pendant une année dañu war a tëgg par exemple 5 combats phares. tournoi des VIP. exactement dañuy jël couronne bi teg ko fin de saison mooy maanaam dernière journée dañuy jël les 6 VIP comme yi wax nga ko léegi Boy Niang war na mën a dugg Ama Baldé war na mën a dugg ñu teg leen ñoom ñëpp mooy champion VIP yëpp ñu tëgg combat bi kenn même Modou Lo jël couronne bi teg ko noonu ñoom ñëpp ñu bëre seen biir léegi fin de saison ñaar ñi war a daje foofu la ñuy xamee le vrai roi muy la finale. exactement effectivement mais mënoo jóge si défaite nga am chance gagner nga am chance dajeex le roi nga jël couronne bi il est excellent franchement combat bi soo ko jëlee mais c'est extraordinaire loolu amul kenn laam-laamee mais ñu jéem a xool en 2020 beneen méthode boo xam ne noonu la ñuy falee roi bi ñu xam ne kii c'est vraiment le roi c'est-à-dire que ñoom seen bopp ñoom ñëpp ñu concerté wu avec les promoteurs CNG seen agent yi ñoom ñëpp toog ñu waxtaan ci ban formule la ñu mën a trouver pour que mbër yëpp ñu choisir au moins 10 mbër ñoo xam ne ñoom ñooy bërante ci seen biir. su coach bu waxee loolu on partage même tamit CNG dina ko partager war nañ ko mën a nangu parce que li mu wax nii mës nañ dégg le président du CNG ne roi des arènes ñun kii wuñu ko reconnaître wuñ ko kenn la ñu reconnaître muy Manga 2 moo fi nekkoon roi des arènes mais pourquoi pas kon il est temps ñu teg benn tournoi boo xam ne wala benn championnat boo xam ni si la ñuy définir le titre du roi des arènes loolu benn brèche la woon boo xam ni dañ ciy doon discuter tuuti mais ñi jël roi des arènes yëpp mérito nañ ko mais pourquoi pas Tapha Tine les rois tendre ko la perche war a mën a bëre moom il est temps Tapha Tine. waaw xam nga Pape Maguette gars yi di ko moytu. maa ngi dégg nga naan dañu koy écarter ñoom mënuñu lool. donc maa ngi dox maa ngi fonctionner maa ngi am ay combat mbir yi mënuñu ma écarter. ci làmb ji laa bokk xam nga. dama fi daan ku nekkoon roi. mu daan leen ñoom. donc kon mënuñu ma génne seen biir. et puis ma xëccoo titre roi de ça comme ni ñu ko xëccoo ah. mais génn bi du question ne dañ lay écarter. mën nañu wax ne peut-être risque la ñu jël Tapha Tine. mais ban risque moo ci nekk Tapha Tine lutteur la comme lutteur rek comme ñoom ni ñu leen di daane man noonu laay bëree ñu daan ma amul leneen défaite yi ñu am presque sore wuñu ay défaite ñi yaa ngi ci 4 ñi yaa ngi ci 5 3 sore wante wuñ victoire yi même chose la même génération lañ booy xool 2004 2005 la ñu démarré wandoo mooy cercle bi fi nekk yëpp. cercle boobu. noonu la demee kon nag xam nga. seen biir laa nekk ba léegi. du la jaaxal des fois nga gisee ñoom ñuy bëri seen biir. non du ma def dara damay xool xam ne organisation bi moo des. rek te donc maanaam Sénégalais yi doyal nañ ci. ñoom xamoon nañu ne benn combat bi moo ci des. te c'est fini. ñoom xam nañ loolu. donc lan moo des ñoom mbir yi ñu jël seen risque dem bëri ji. ak ñi nga xam ne. mooy loolu noonu. comme que dañu ne mais bor bi moo la gënal wala roi des arènes bi moo la gënal. non man ku ma am damay sëg bëre. loolu am na ñu ci war a waxtaan. xam nga néew mooy ciblé naan kii laay bëreet wala kee. parce que ñoom tey koo ci talal micro du ne Tapha Tine. kon donc man xam nga du ma taxaw di wax ci ñoom. mais ku ci ñëw man ma defal la bagage jàpp suma njàmbur. du dañuy ñëw seet si kenn ci ñoom avance su Tapha Tine mu yàqoo ci Tapha Tine du kenn ci ñoom. ñoom ñu ngi may dégg ñoom partout. ñoom ñëpp a ci dem. Balla Gaye nag man mën naa ko citer gentleman la xam nga mën na ñëw wax li muy wax. citer sa tour et tout. comme ni may waxee ci moom nii moom noonu lay waxee ci mbir yi. mais nag ñeneen ñi man waxuma ci ñoom. mais tam ku dox sama combat ak ñoom jàppal na du yàqoo ci Tapha Tine mën naa yàqoo ci ñoom nag. parce que bëri na ñu ci bëree bëri dox nañu sama ay combat ak ñoom. ñu yàqoo ci ñoom. mais man combat li muy yàqoo ci man bëriwul. des fois sax boo ñëwee di wax ak man combat dama naan demal nga wax ak moom. demal bu d'accord tant mieux. mais des fois def nañ ma ko ay mainti fois. sama ministère waaxu na jëli avance su diw ak diw.
ci gars yi fi nekk ma jógee entraînement ñu ne ma bon waa ji daw na loolu nag man mënuma ci dara. kan la ci. non jarul ngay tudd non wala kan la wala Eumeu Sène la en tout cas jarul moom wala Balla Gaye la borom xam na ma xam yàlla xam na ménagères yi. xam na ñi ko doon la non du sa waay de non franchement mais tam noonu la quoi. affaire yi moom ñu ngay nuyu xam nga ñoom ñëpp suñuy xarit ñu ngi koy nuyu grand muy Balla Bombardier Modou Lo Eumeu Sène ñoom ñëpp ñoo bokk sport la entre frères la mais jongante bi dafay des ci diggante mbër yi parfois sport de combat tamit moo mel noonu sport de combat bokkut ak football mi ngi noonu mais coow li fi mu nekk nii bari na kee dafa nekk roi des arènes ñii di wax fii ñu ngi ne combat jànk bi moo ko dese muy Modou Lo Tapha Tine ñu ngi naan Tapha Tine Balla Gaye essai daf ko war a jox revanche par force ñu ngi naan Bombardier dafa war a jël revanche mën a ñëwaat coow li daal bëri na fi mu nekk nii mais bari ki démb daal la coow li commencé bëri dimanche bi passé. waaw donc maa ngi dégg coow li partout maa ngi koy dégg ci groupe WhatsApp yi maa ngi koy dégg ci média yi ak coowal mbedd yi mais nag balaa ma doon gën a neex promoteur engagé wax ci man balaa boobu dinaa ci mën a wax. mais promoteur yi balaa ñuy wax kañ foog ñu dégg coow li. waaw na coow li jóg rek kañ foog ñu jóg lamb moom coow la gum na fi mu nekk nii. waaw lamb coow la lamb moom bu noppee am coow moom nekkatul lamb. dama waxtaan ak benn fans Modou Lo ma ne ko mais loo xam ci Modou Lo Tapha Tine mu ni ma yii doy na sëkk. Tapha moom fi mu nekk nii. na xool feneen fu mu jaar mais Modou na ko savouré fii ak 1 an mbaa 2 ans mu door a dugg ci Tapha. takk ci rip rek. non kooku moom day tooñ rek ak li nga jot a liggéey nii bu ko gisee nii non xel mi du dal. non liggéey bi moom bu dee moom la ñuy ragal moom toujours mu ngi fi parce que programme la boo xam ne déjà man du ma ko bàyyal sama bopp. yaa ngi saa bu ma xëyee maa ngi ci sauf dimanche samedi des fois dama ñëw entraîner si leer na sa waay maximum 5 fois dinaa ko am ci semaine bi. lu mu dee lépp rek pour dal seen kaw 6 mois wala 7. pour dal seen kaw rek. mais damay entraîner Pa Maguette mu ngi mel ni yow ni nga teye sa micro bi rek saa boo xëyee ne ci. waaw di xalaat li mu war a def ni muy defaree cravate bi xam nga. mais takk ci rëb xaaral nag ñu waxante dëgg. waaw. xarañ ngay wax keneen gi le lion de Guédiawaye le lion de Guédiawaye ñamante ngeen mais kii ñamante guñu xarañ ngay wax. non gis nga li mu def bëri ki dem nii kaw bi. non ma koy féliciter di ko wax ne jàmbaar la nag wax dëgg yàlla di encourager Amath Sène. parce que it jàmbaar la ñëw na wala na fulaak fayda dawul. ba li ko ciy fekku ci ma koy encourager bu baax. di ko wax ne lamb la. mais nag xam nga man am na yooyu du ma ci wax quoi franchement mooy li ma la expliquer léegi rek. potentiel adversaire la. mais c'est normal ñu bëre mais man du ma taxaw. doo ci xuus daal non coach si wax na lii mu ci wax am na ñu ci war a wax bu combat bi war a taxaw am na ñu war a toogal xam nañu leen dama am ménagère bi dafa am ñu muy àndal. mais yow en tant que mbër amoo looy tiit ci moom amoo looy xool ci moom amoo looy sóoraale ci moom. barke yaa Rasulullah bu ma naree tiit ci combat. yàlla taw na yàggul dara ma dem Réfane dem ji gerte. man ak yow ay ànd waaw loolu dafa leer parce que man xaw ma loolu quoi franchement ñoom xam nañu gone ak parcelle bi. non bëgguma nga ci continuer. mais di sa wax adversaire potentiel la. waaw mais dëgg la. adversaire la lamb la nit ñi ñoo koy. waaw waxal na yombal comme naa la Balla Gaye ni mu nekkee lamb d'accord Balla Gaye tamit nekkaat ci forme ñëwaat. liggéeyaat dellu si waat. déggoo li ma la wax. ñoom laa la wax. defuñu fi lu ma deful dafa leer. waaw xanaa ki leen daan ñoom dama koo daan. waaw loolu fii laa ko jàpp humilier ko 35 minutes loolu Eumeu Sène waxoon Modou Lo ki la daan dama ko daan yooyu moom anyway man loolu Eumeu Sène la Tapha Tine lan la waxoon kii rek ki ka daan dama la daan. yow tamit nga ne ki leen daan maa leen daan laa wax man fii laa ko jàpp stade humilier ko 35 minutes. waaw comprendre nga waaw xeex bu tar. kon donc man lijjanti wu ma leen. lijjanti woo ma man. non yow sama waay nga ñoom laa wax kon du ma nekk di parler ci ñoom quoi. non fi nga nekk ci combat moo tax nga ni ma lijjantiwu ma leen. ça veut dire que yow mbër mi ngay waxal. comme ma ci doon ñoom laa wax ñoom ñooñu lijjantiwu ma leen. lijjantiwu ma seen dara. mais bu ñëw baax na. ku ci ñëw rek baax na. te Tapha bu arbitre souffle rek ma jël sa place. Tapha da ngay génn saako yi rek wala nga ñëw génn. waaw. mais damay dégg beneen boo xam ne tam ñu ngi koy wax Tapha Tine Lac de Guiers 2 loo ciy wax. yëpp combat la. bu ñu la joxoon Eumeu Sène. yëpp ay combat la. Eumeu Sène Lac de Guiers 2 amul bu ma ciy moyu. mais da nga bëri adversaire nag da. trop ñoom bu la neexee fi mu ne mën nga compter 7 personnes yoo xam ne Tapha Tine mën na bëre ak ñoom actuellement. day bàyyi ma compter. Tapha Tine Modou Lo. waaw Tapha Tine Eumeu Sène 2.
Tapha Tine Lac de Guiers 3 Tapha Tine Balla Gaye 4 Tapha Tine Gris Bordeaux 5 waaw 5 gum de. Tapha Tine Bombardier 6 bari nañ de. mais la moo def nga bëri adversaire si ñoom te mënoo bëri ak ñoom man loolu c'est ça le problème. non xam nga des fois am na ñoo xam ne itam ñooy yàq lam ji toog ak sa ñaari paa xam nga ñu naan la jaaral fii xam nga. boo jaaree fii day yàq sa yoon loolu bokk na ci yàq lamb ji. loolu la du leneen te Tapha Tine jël na fi Ama Baldé. mais xam nga. te bu ko neexoon mu ne du ma ko jël. dugg ci tournoi. mu ngi noonu noonu la demee. mais Tapha Tine est-ce que tournoi boobu nekkul loo xam ni moo la gën a la jàngal làmb moo la gën a def professionnel moo la gën a xamal yoon bi nga war a jaar. waaw defet moom. boo ci jógee moom da nga ciy jàngate lu bëree bëri. la nga defoon ba mu dal rek boo ñëwee doo ko defaat. non. dafa mel ni Tapha dafa jàng lu bëri ci carrière am. non bu baax àdduna boo ci nee te doo ci jàngate c'est pas l'appel loo jógee rek da nga ci war a jàngaat leneen quoi boo ñëwee neexaat ci beneen niveau. au début dem nga ba benn moment Sénégal ñu bëri ñu ngi naan kii bu muusee bu amee xel. am ginnaaw am ay professionnels yu nekk ci ginnaawam. non kenn dootu ko téye ci làmb. waaw mais loolu xamoon nga ko. professionnel yaa ngi nii nag. dafa mel ni ki loolu nag nga commencé. samp fi mu yegg si nañ. si nañ de. bu baax même ma gis Zallo nekk sa wet. ñoom ñëpp Mbaye Diouf. écurie Bawol changé champion yëpp. gis naa ngeen def benn émission Lady Tigre ñuy nuyu waa TFM Lady Tigre. émission bu am solo. ñu gis ni ngeen dajaloowee yéen ñëpp. di liggéeyaat xale yi tamit nekk sa ginnaaw jiital la. sas la ne la yow lañ jiital pour nga dem jël titre roi des arènes loolu tamit. waaw moom laa lay wax ma ne la il est temps. lamb ji dem Bawol. muy Bawol muy mbër yeeg supporters yeeg fans yi. parce que mbër yi ngay gis ñi leen di topp ñëpp Bawol lañ dëkk. nañ ci bàyyi xel bu baax. dëgg la. ñi leen di may doole topp seen ginnaaw di yuuxu di daj biir yi Bawol lañ dégg loolu dafa leer te loolu dafa yàgg 1960 boo wedee nga dem laaj pa Saliou Seck boog jàmm wala Baye Moussa Niang bi nekk Sandaga loolu dafa leer loolu moom dafa leer ñun dañuy dem ci lamb ji xam nañ loolu am la tey lamb ji lu mu rëy Bawol yi bu ñu croiser woon balaa ne du ñu dem ci lamb ji promoteur bi day tiit wala mu éliminer lamb ji donc kon il est temps ñun ñu booloo suñu biir jàppante xam nga mbër yi doon benn supporters yi doon benn ba li ñuy mobiliser ci stade bi kenn du ko mën a mobiliser donc loolu nag ci la ñu newoon doon ci waxtaan temps yëpp organiser nañu benn ngel Bawol yëpp daje fa stade Iba Mar def nañu benn émission TFM daje nañ ci place bi Kusum xam nga Bawol yëpp a nga fa ñu ngi ci woo ñëpp nag Bawol yëpp ñu taxaw ci ñu gàddul leen roi bi yóbbul leen ko Bawol parce que il est temps li ma lay mujjee laaj samay dernière question li ngay entraîné nii yaa ko tey liy gars yi di seetaan nii li ngay yëkkati nii yow yaa ko tey Mohamed li mu lay def nii yaa ko tey waaw mais liggéey la rek xam nga. mooy li may box nii yaa ko tey. mooy li ma lay expliquer rek am na liggéey boo xam ne nii jarul ngay voyager di dangi di sonn. man day wax dëgg yàlla dinaa xel di voyager de. dem lijjanti sama business wala ma dem noppalu ji. mais dootul dem pour entraînement mais quand li ma Mohamed di jox wax dëgg yàlla doy na ma segg ci entraînement. franchement xaalis boobu ngeen di jox américain ak tubaab bi ngeen jox ko ñoom Mohamed. Sénégalais yi doo bëree ko Sénégal. maanaam doo comprendre sax. dagg say billet régler police yi maximum xam nga. xam nga dafa doy waar quoi mais lu jar a xoolaat la mais xam nga bu fekkee da ngay dem business jëndi say matériel say oto yaa xam sar sa indi moom tamit baax na. mbër defaru na mi ngi ci waat ci benn carrière boo xamante ni ubbil na ko boppam tey dañu gën a gis ki nga xam ni professionnel na li Sénégalais yi doon waxoon ci tournoi bi mu bokkoon ci classe ba ñu ne kii bu defaroo am ginnaaw gën a yeewu tuuti parce que liggéey moom boo ciy nekk da ngay gën di yeewu chaque jour ngay am expérience chaque jour ngay jàng. comme muy man micro bi caméraman bi dawalkatu sareet bi mécanicien bi chaque jour da ngay découvrir dara loolu mooy yeewu bi da ngay gën a yeewu ci li ngay def te li nga xam ne moom mooy sport de combat tamit dafa nekk lu doy waar boo ci gën a yeewu rek dina la may lu bëri te gis nañ ne Tapha mi ngi ci yoon bi on l'encourage di wax yeneen mbëri ñu xool loolu ñu xool ci liggéey boobu bàyyi Europe ak Amérique ñuy dem vacances ak di dem ak di ñëw xaalis bi yem fii parce que mën na leen jural lu ne mën na leen jariñ lu ne surtout ak ñi leen di topp alors Tapha xam naa ne waxtaan nañu lépp adversaire yaa ngi fi nit ñi à vous de juger yéen amateurs yi laa wax de ak yéen promoteurs yi à vous de juger xam ngeen ay potentiel adversaire am ñi ñu lim ay potentiel adversaire am lañ il faut ñu lim ko parce que dañuy waxtaan ci wàllu sport la ñu nekk alors Tapha ñu bàyyi la nga tàggatoo ak waa Bawol sénégalais yi ñu nekk Europe Amérique Océanie xam naa moom gëj nga Amérique moom.
waaw Pa Maguette maa ngi lay sant di la gërëm aussi di sant sa cameraman suñu tons coach Mohamed di ko wax jërëjëf merci Mohamed ak waa salle bi yëpp di santaat encore fois Papa Thioune El Hadj Thioune ak seen famille yëpp. famille yëpp man maa ngi sant Cheikh Mbacke. sa xarit Cheikh Mbacke Baye Fall waaw kooku moom sama xarit la Baye Fall Cheikh Mbacke. maa ngi lay sant yow ku baax nga yow tam dama gis ne yow da nga ma bëgg. waaw da nga ma bëgg yow tam maa ngi lay sant ci interview bi ñu may. parce que c'est pas facile yaa ngi lëlu. jàpp sa ñaambur. nga may ñu interview loolu tamit dañ la koy santé sa liggéey la ñu tamit suñu liggéey la. dëgg la yaa baax rek. waaw yaa baax rek bu loolu weesoo moom di sant bawol yëpp. di sant aussi waa Refane di sant suma papa suma yaay. ak suma waa écrit ak suma xale yëpp lutteurs yëpp. champion bawol yëpp. maa ngi leen di ziar bu baax. en tout cas di la wax ne kontaan naa bu baax a baax ci émission bi franchement. waaw di jaajëfal ñëpp. di jaajëfal aussi promoteurs yi. di jaajëfal lamb ji daal. maanaam mbër yi xam nga CNG bi ñun ñi ko seq. Coupe d'Afrique bi. bon neex na macha allah neex na gars yi wane la ñuy war a wane mais heureusement xam nga. li ci am dem nañ ba final. ñàkk sant yàlla comme ni ko Sénégalais yëpp gisee laa ko gisee. di wax ne beneen yoon nañu gën a waaj rek. ñaanal Lions yi di leen encourager xam nga di wax ne sport la sport noonu lay demee. soit kii day yóbbu ndam la kii ñàkk rek ah. waaye xanaa li ma ciy ñaawlu mooy ñi newoon ci site internet yi wax rek. xam nga ci ndam li dina ñëw presque xam nga yooyu baaxul quoi. baaxul et puis ñi koy def xaw ma naka la ñuy génneti di xool seen njaboot et tout. dafa doy waar quoi franchement man loolu dama ko ñaawlu trop quoi wax dëgg yàlla. mbokk yi tey Tapha la ñu seet si woon ak Mohamed son coach bi nga xam ni moo koy préparé moo koy defar depuis un certain moment ñoom ñaar ñoo nekk mu nekk carrière professionnalisme bu bees ubbeeku na ci le genre du Bawol Tapha Tine am fi mu jëm defe naa Bawol boor bu ñu gisee di leen kontaan ak amateurs yi jaa ngeen jëf Sénégo TV la woon Bira ak Birane jaa ngeen jëf merci beaucoup à plus incha allahu rabbi.